aleykum sunu mbokku jullit yi asalaamualeykum sunu mbokku taalib yi asalaamualeykum yéen ñuy déglu dimanche bu jot ci jàppandalu rajo bi nga xamante ni mooy sunu kër FM di leen jégalu nag dimanche bi ñu génn amul woon émission parce que dañu amoon benn ndog waaye alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla sunu borom ñëwaat nañu samedi bi ñëwaat nañu tey ci dimanche bi nag di leen indil li nga xamante ni mooy seen chronique bi xam ngeen ni dimanche bee ñu weesu demaloon nañ leen fi nga xamante ne rek mooy màggal gu rëy gi nga xamante ni mooy màggalu Daara Xuloos wax leen ci yenn njëriñ yi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim indi na ko ci yoon yi bëgg nañu nag incha allah bu ñu jógee ci sunu chronique bi dinañ ñëwaat fi nga xamante ni mooy Daara Xuloos wax leen ngëneel yu bari yi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim indi na ko ci yoonu murit di jël sunuy loxoy njaal aussi di ko jox ñi nga xamante ni ñooy suñu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci wàccu liggéey sëñ Cheikh Jëmbu Fall dama naan maam Cheikh Ibra bu fekkoon ne Serigne Touba mooy dëkk mooy yoon bi nga xamante ni moo fay yóbbu nit ñi ñoo ngi ñaan nag ki nga xamante ni mooy Cheikh Jëmbu Fall yal na daje ak liggéeyu maamam bu rëy bi nga xamante ni mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina waaye baayam bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Fall moom mi nga xamante ni mi ngi judd 1893 wàcc liggéey en 1950 doonoon le premier xalif de maam Cheikh Ibrahima Fall même su fekkee du taawam parce que sëñ Fallou Fall bi des ci Grèce bi moom mooy taawu maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Jëmbu Fall liggéey bi mu defal Cheikh Saliou Mbacké yal na yàlla yokk leeram yal na ko fa fekk waaye liggéey bi nga xamante ni defal na ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Cheikh Mouhamed El Fadel yal na ko fa fekk waaye liggéey bi nga xamante ni defal na ko sëñ Sidi Mokhtar Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yal na ko fa fekk waaye liggéey bi nga xamante ni defal na ko ki nga xamante ni mooy sëñ Muntaxa Mbacké mi nga xamante ni dañuy ñaan mu yàgg fi lool te wér moom mi nga xamante ni mooy mbégte l'islam yal na ko fekk fi nga xamante ni fi la tëdd waaye liggéey bi nga xamante ni baayam bi defaloon santoon na ko yal na ko fekk fu mu tëdd ak liggéey bi nga xamante ni defaloon na ko Cheikh Mouhamed El Fadel Mbacké yal na ko fekk foofu nga xamante ni fi la tëdd ci armeelu baax yi noonu suñu mbokk yi tey jii nag dañuy dugg tuuti ci actualité bi bala ñoo dugg nag ci li nga xamante ne rek mooy suñu chronique bi actualité bi mooy li nga xamante ne mooy coup d'état bi nga xamante ni am na fi nga xamante ne mooy Guinée Conakry bi nga xamante ne Alpha Condé moo ko jiite léegi nag mel na ni waxu xalaatkat yépp fixé wu na ci li nga xamante ne rek mooy bu ñuy laaj lu tax ñu daaneel Alpha Condé ñëpp dañ naan parce que dafa jël troisième mandat dafa bokk ci élément yi nga xamante ne appréciation la waaye du lépp lay justifier parce que xam ngeen ni Alpha Condé dafa nekk ci réew moo xamante ni mu riche la ba pare nit ñi nekk ci ndóol mel na Sénégal rek réew yoo xam dañoo am ay ressources waaye nit ñi dañu nekk ci ndóol parce que xam ngeen ne fii nga xamante ni mooy Guinée li nga xamante ni mooy bauxite suñ ko xaajee ñetti xaaj Guinée moo yor li nga xamante ni mooy 1/3 des réserves mondiales donc 1997 rek Guinée produit na 13,6 millions de tonnes waaye teewul guinéens yi dañu nekk ci seen jafeñ-jafeñ or bi daanaka ci at yi weesu rek Guinée produit na lu mat 9,9 tonnes d'or diamant bi aluminium manganèse zinc cobalt nickel uranium ak li nga xamante ni aussi mooy taw boo xamante ni daanaka du taxaw ci réew moo xamante ni dafa tooy xepp te nit ñi mënuñoo am lu ñu yor loolu nag bokk na ci li nga xamante ni mooy jugement yi nga xamante dañ koy indi donc muy réew moo xamante ni daanaka am na lu man ñetti coup d'état waaw troisième mandat bi ci la bokk waaye aussi li nga xamante ne mooy mbiru koom bi nga xamante ne américains yi français yi australiens yi chinois yi dañ koy xëccoo li nga xamante ne moom mooy Guinée moo tax loolu Guinée mënul am stabilité Guinée aussi mooy réew bi nga xamante ni gis ngeen ancien président France Sarkozy jaabante yi nga xamante ni moom lay jaabante fii nga xamante ni moom mooy Guinée pour jàppale li nga xamante ni mooy son ami le franco-israélien di Benny Smith boobu bi nga xamante ni Alpha Condé da ko attaqué ci li nga xamante ni mooy ay procès ba waroon ko tëj lu fi nga xamante ni mooy en Suisse yooyu bokk na ci éléments yi nga xamante ni mënuñoo analyser li nga xamante ni mooy coup d'état bi Guinée te boolewuñ ko ci boolewuñ ci aussi li nga xamante ni aussi mooy ñi nga xamante ne mooy le colonel bi nga xamante ne Doumbouya moo jël pouvoir bi xam ngeen ne fii ak ñetti at yu weesu bi américains yi def li nga xamante ni moom la ñuy def loolu ñuy jël état major africain yi dajale leen ci benn pays ni dañ leen di entraîner moom moo demoon représenter Guinée waaye aussi le président Koïta bi nga xamante ne moo def coup d'état bi aussi au Mali moom moo demoon au Burkina Faso représenter le Mali donc ñaar ñi nga xamante ne américains yi tànnoon nañ la lépp jël nañu nguur gi ci ay coup d'état donc loolu aussi dafay élément yoo xamante ni il faut que ñu dugal ko ci li nga xamante ni mooy sunu appréciation ci Sénégal ci Guinée encore discours yi nga xamante ni Alpha Condé mi ngi koy def temps yépp ci kanamu président bu France wala ci kanamu ñi nga xamante ne ñu mel ne président bu Côte d'Ivoire di leen wax ni il faut que ñu dagg buumu njaam yi nga xamante ne moo nekk
ci diggante France ak pays africains yi suñ ko defulee du ñu dem di ko wax publiquement ba nga xamante ni président bu Côte d'Ivoire tontu na ko mu ni ko man lu ma wax dama koy assumer donc loolu ci la bokk. loolu aussi dañ foog ñu apprécier ne Alpha Condé am na juróom-ñetti fukki at ak ñett mag la te ñëpp xam nañ ni dafa feebar te ki nga xamante ne moo jël pouvoir bi c'est un malinqué moom ak Alpha Condé ñoo bokk même groupe ethnique te xam ngeen ni la question ethnique elle est centrale en Guinée entre ñi nga xamante ne ñooy les malinqués les Peuls loolu c'est une réalité nga xamante ni pratiquement le vote en Guinée est un vote ethnique loolu aussi dañ ko ciy boole. Est-ce que ñi nga xamante ne ñooy militaires yi précipité wuñu li nga xamante ne mooy l'héritage de Alpha Condé pour assurer la stabilité ci li nga xamante ni mooy malinqué yi ñu continuer di diriger la Guinée au détriment des Peuls yi nga xamante ni ils sont incarnés par un autre candidat qui dit que d'ailleurs moom am na satisfaction ci Alpha Condé dem mais il a des craintes par rapport aux militaires te ñuy rappeler africains yi ni militaires yi du ñu ay Thomas Sankara les militaires actuellement yi def coup d'état yi du ñu ay Thomas Sankara ak volonté bu ñu mën a affirmer nit ñi y a des puissances étrangères qui sont derrière li nga xamante ni donc intérêt yenn pays la contre intérêt yeneen pays xam ngeen ni temps yi yëpp Alpha Condé dafa delluwaat ci li nga xamante ni mooy la Chine populaire li nga xamante ni mooy Chine pour ñu jàppale ko ci li nga xamante ne rek mooy exploitation ressources yi ba xam ngeen ni daaw rek Alpha Condé signé na benn contrat boo xamante ni c'est plusieurs milliards de dollars yoo xamante ni signé na ko ak chinois yi. D'ailleurs les chinois sont pratiquement les seuls pays au monde à part la CEDEAO ak l'Union africaine ñoom ñi nga xamante ni dañu condamner le coup d'état bi nga xamante ne am na Guinée parce que les intérêts sont menacés. Donc yooyu c'est des réalités donc il faut que ñu jël éléments yooyu yëpp dugal ko ci benn panier pour mën a apprécier la situation bi nga xamante ni moom moo nekk en Guinée Conakry. lii nag dañ ko bëggoon a indi muy une introduction à votre chronique dinañ leen indil nag léegi suñu chronique bi nga xamante ni moom lañ leen di defal ci liggéey bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba defal na ko diine l'islam jërë ngeen jëf kon chronique bi moo ciy topp ci après appréciation de l'actualité. comme sunu mbokk yi xam ngeen ne nag comme ni ma leen ko waxee après bi ñu joxee sunu point de vue sur l'actualité bi nga xamante ni moo nekk en Guinée dañu bëggoon nag tey jii ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy sunu chronique bi. xam ngeen ni dimanche bi weesu naroon nañu waxtaan ci li nga xamante ne rek mooy le 5 septembre 1895 bis bi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul janoo na ak li nga xamante ni mooy le conseil privé. après bi nga xamante ne sëriñ bi le 10 août 1895 tubaab yi arrêté nañ ko fii nga xamante ne rek mooy ci yoon Mbacké Bari Jolof jaarale fi ñu ko jaarale yépp Koki ak fi mu jaar Louga ba ni mu ñëwee fi nga xamante ni moom mooy Ndar. sëriñ Touba nag toog na Ndar lu mat fanweeri fan ak juróom benn avant ñi nga xamante ne rek ñooy tubaab yi woo ko ci conseil privé bi pour àtte ko muy le procès verbal numéro 1 délibération numéro 16. donc loolu lañ leen bëgg a waxtaaneel ak kuréel gi nga xamante ne ñoo àtte Serigne Touba waaye nag balaa boobaa dañu bëgg ñëw leen nag indil leen li nga xamante ne rek moom mooy taarixu Sénégal ak xeex bi nga xamante ni waa Sénégal def nañ ko muy sëriñ si muy ñi nga xamante ni aussi ay buur lañu woon pour Sénégal assurer li nga xamante ni mooy indépendance mënoon nañ ko fu jële fu sori waaye dañ koy jële rek 1776 muy première révolution bi nga xamante ni les Torodo def nañ ko au Fouta contre les Dagnankobé les Peuls animistes ki ko jiite woon di Thierno Souleymane Baal ak Abdelkader Kane waaye xam ngeen ni bi ñu defee la révolution de 1776 au Fouta at lañ ci teg rek 1777 ñu rey ki nga xamante ne mooy Thierno Souleymane Baal ki ko wuutu nag mooy Abdelkader Kane waaye xam ngeen ne Abdelkader Kane aussi bi mu wuutoo ki nga xamante ne mooy Thierno Souleymane Baal en 1807 moom itam le jàkkoor be lañ koy wax mooy l'assemblée ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy war a fal ñoom ñoo ko assassiné ñoo ko rey maanaam ñu bari ne nañu dañ ko jox tooke mu dee. donc Abdelkader Kane le père de la révolution Torodo moom ak Thierno Souleymane Baal yépp ñoom wàcc nañu liggéey 1820 les femmes de Nder se sont mobilisées pour dire ñoom itam du ñu d'accord li nga xamante ni mooy la domination des Maures ba mujj dégg ngeen histoire bi les femmes de Nder dañu préférer dugg ci néeg taal seen bopp dee pour bañ li nga xamante ni mooy domination. 1825 les marabouts aussi du Waalo se sont mobilisés contre les tubaab contre la domination des tubaab ñoom ñëpp tubaab yi dañ leen a anéantir. 1859 les marabouts di Njàmbur jóg ñoom itam ni tubaab yi domination bi ñuy dominer Sénégal ak ñi nga xamante ni ñoo leen di jàppale dafa war a jeex ñoom ñëpp tubaab yi dañ leen a faabaagal. 1864
le gouverneur Valière ci la ordonné ni nañu lakk li nga xamante ni mooy nañu lakk li nga xamante ni mooy université bu Pire bi nga xamante ni Xaali Amar Fall moo ko créé en 1610 donc gouverneur Valière moo ordonné ñu lakk li nga xamante ni mooy université bu Pire parce que Sénégal yi fa daan jóge ñu mel ne Thierno Souleymane Baal Abdelkader Kane suñu maam El Hadji Malick Sy ñoom ñëpp jaar nañu foofu dafa laata ni université boobu day créé li nga xamante ni mooy subversion ci li nga xamante ni mooy Sénégal bi tubaab yi bëgg a dominer te boobu xam ngeen ni Boubacar Penda Yeri moo jiite woon li nga xamante ni moom mooy université bu Pire 1864 El Hadji Omar Fouti Tall engagé xeex bi nga xamante ni moom la xeex au Massina xeex ba métti loolu ba mujj mu jël baatinam dugg dans les falaises de Bandiagara muy 200 kilomètres yoo xamante ni diggante Mali la ak Burkina Faso 1867 Maba Diakhou Ba xeex ak li nga xamante ne mooy Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf waaye xeex bi mu doon def tubaab yi dañoo jàppale li nga xamante ne mooy Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf la preuve après yónnee nañ fa interprète boo xamante ne Samba Fall ñu jox cadeau li nga xamante ne mooy Buur Sine li mu leen reyal ki nga xamante ne mooy Maba Diakhou Ba 1877 Sidiya Ndaté Yàlla di doomu soxna Ndaté Yàlla bi nga xamante ne moom doonoon na la princesse du Waalo bi nga xamante ne sœuram Njëmbeen Mbooj moo ko fa jiitu moom itam Sidiya Ndaté Yàlla doon jeune boo xamante ne lieutenant à l'âge de 20 ans doon koo xamante ne moom itam tubaab yi dañ koy yóbbu woon exil fi nga xamante ne mooy au Gabon ñuy gabonais yi maanaam militaire français yi nekkoon Gabon gis ni koo xamante ne ku xarañ la ñu ni daal kii il faut que ñu delloo ko Sénégal bi ñu ñëwee gouverneur Brière de l'Isle dañu du dugg Sénégal dañ ko delloowaat Gabon donc moom 1878 fi nga xamante ni fa lañ ko yóbboon mooy Île Nangué au Gabon dafa jël bal dóor ci kawam dee pour xaru ndax bañ rek koo xamante ni mooy domination mooy Sidiya Ndaté Yàlla 1875 Ahmadou Cheikhou Ba boobu bi nga xamante ne le Mahdi di Fouta moom itam xam ngeen ni ci lañ ko rey ci bataille Samba Sadio ci coalition bi tubaab yi defoon Lat Dior Alboury Ndiaye ak tubaab yi ñu rey ko en 1875 1886 Lat Dior Ngoné Latyr Diop daaru na fi nga xamante ne mooy Deqale 1887 Mouhamadou Lamine Dramé tubaab yi utilisé nañu Moussa Molo Baldé ñu rey ko fi nga xamante ne mooy dans le Bundu mënoon nañu continuer di wax histoire bi nga xamante ne mooy histoire du Sénégal ba yegsi ci 1895 bi nga xamante ni tubaab yi après nga xamante ne bi ñu faagaagalee buur yi faagaagal ñi nga xamante ni ñoo yoroon l'islam bi yëpp dañoo yónni benn tubaab boo xamante ni nag moo def le tour du Sénégal muy le chargé des affaires islamiques ñu ni ko na leen recenser sëriñ yi nga xamante ni yëpp ñoo nekk Sénégal ñu xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy le danger ci li nga xamante ni moom la ñu jàkkaarlool bi ñu ñëwee 84 marabouts effectivement ce recensement man j'ai vu dans les éditions perse édition boobu nga xamante ni def nañ ko 84 marabouts la ñu recensé Cheikh Ahmadou Bamba du point de vue de l'ordre numérique moom moo doon alphabétique Ahmadou Bamba moo doon le numéro 4 donc recensement boobu ñu def nag léegi bi mu ñëwee il a fait 3 mois au Sénégal bi mu ñëwee description bi mu leen wax ni leen gis naa sëriñ sëpp daje naa ak ñoom waaye ki nga xamante ne moo nekk à la lisière entre le Bawol le Jolof ak ki nga xamante ne dafa am ubbeeku vers la Gambie kooku nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba ni ma ko gisee génnam bariwul bu génnee yàlla lay wax waaye ñi mu àndal dañ koy topp mel na kuy topp un prophète kooku bu constituer une armée dina mën a doon un danger pour li nga xamante ne mooy l'œuvre coloniale parce que bu leen fàtte ni tubaab yi bi ñu ñëw fii dañu ànd ak église bi am projet boo xamante ne moom la ñu am jël koom yi waaye aussi def Sénégalais yi ñuy ñoo xamante ne mentalement intellectuellement dañuy doon ñoo xamante ne dañuy topp tubaab yi donc nag loolu mooy le panorama bi nga xamante ni moom moo amoon léegi nag tubaab yi aussi jël ki nga xamante ni mooy Leclerc def loo ko li nga xamante ni moom mooy Merlin ñu def seen rapport wax ni daal Serigne Touba li gën ci moom mooy li gën ci tubaab yi mooy nañ ko génnee fi nga xamante ni moom mooy Sénégal donc nag loolu moo waral la rencontre du conseil privé bi nga xamante ni organiser nañ ko ñu war a décider ci li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni mooy Serigne Touba li ko nag loolu nag moo tax ñu bëggoon leen a indil le conseil privé bi nga xamante ni moom la ñu convoqué ñi convoqué woon Serigne Touba mooy le gouverneur Mouté moom mi nga xamante ni moom mooy intérimaire parce que xam ngeen ni Félix de Lamotte dañ ko affecté waaye Félix de Lamotte di nga gis ni dafa mel ne dañ ko affecté pour mu gàttandu ji Serigne Touba au Congo léegi nag xam ngeen ni ki nga xamante ni mooy Mouté moo ñëwoon nag doon intérimaire moom moo jiite conseil privé bi aussi des versants de Guinée mi ngi ci woon mooy commissaire des colonies chef de service santé chef de service administratif waaye xam ngeen ni Boyer mi ngi ci woon moo doon lieutenant-colonel commandant supérieur des troupes par intérim Diaké aussi mi ngi ci woon directeur de l'intérieur
ki nga xamante ni mooy Kaberlink aussi mi ngi ci woon moom mi nga xamante ni mooy procureur général moom itam di intérimaire. Clarac ci la nekkoon moom itam di doon koo xamante ni moom ci délégation moo doon médecin principal. ki nga xamante ni mooy Ogaret ci la nekkoon moom mi nga xamante ni aussi mooy commandant lieutenant de vaisseau la woon moo yore woon marine bi. ki nga xamante ni mooy Bézier ci la woon mooy conseiller privé la woon titulaire. ak Lambert fi la nekkoon moom itam conseiller supérieur suppléant la woon waaye aussi Superville bi nga xamante ni moom mooy archiviste. donc nag ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ñoo jël le procès verbal numéro 1 délibération numéro 16 ci Cheikh Ahmadou Bamba. ñu fàttali leen nag Serigne Touba bi nga xamante ne nekk na Ndar avant ñuy dem ci conseil privé bi am na góoru yàlla yu baax yoo xamante ni ñu mel ne seen Cheikh Ndiaye Mabéy ak Serigne Ndiaye Sarr moom mi nga xamante ni mooy le cali de Ndar moom mi nga xamante ni bi tubaab yi bañee daf ni leen woon léegi bu fekkee da ngeen koy atte jox leen ko le conseil musulman ñu atte ko. waaye xam ngeen ni même le conseil privé ci ordonnance bi nga xamante ne France créé woon na ko dafa waroon a am ñaari jullit yoo xamante ne ñoo war a fekk affaire mais tubaab yi dañ leen a écarté woon. donc Serigne Ndiaye Sarr mii dafa ni leen woon nag léegi jox leen ñu Serigne Touba ñun ñu atte ko su fekkee ni moom jullit la. waaye xam ngeen ni tubaab yi dañu bañoon ba moom dafa démissionné ci li nga xamante ne mooy son poste de cadi. Serigne Ndiaye Sarr boobu moo takkoon ki nga xamante ne sax mooy yaayu sëñ Ibra Mbacke Ndar bi nga xamante ni maam Cheikh Anta Mbacke moo ko jur. parce que bi Serigne Touba di jox xasida bi nga xamante ni mooy assiru bi une partie ki nga xamante mooy sëñ Cheikh Ndiaye Mabéy mook Serigne Ndiaye ñoo àndoon. waaye Serigne Touba bi mu nee sëñ Cheikh Ndiaye Mabéy yaa may gàttandu yaa may gàttandu bu may ñibbisi. donc nag xam ngeen ni nag jox ko preuve bi sëñ Ndiaye Sarr ne na li Serigne Touba tuddul turam moom xam na ni moom day faatu balaa sëñ Touba ñëw balaa Serigne bi ñëw effectivement faatu na. moo tax soxnaam su ndaw soosu nga xamante ne moo doon toppatoo Serigne Touba bi mu sëñ Touba ñibbisee ñi ana sëñ Ndiaye ñu ne ko wàcc na liggéey sëñ Ndiaye Sarr mu ne ana soxnaam su ndaw si ñu ne ko mi ngi fi mu jël ko jox ko maam Cheikh Anta Mbacke mu jël sëñ Ibra Mbacke Ndar. donc doo ko xamante ne aussi jàmbaar la ci li nga xamante ne moom mooy mu liggéey bi Serigne Touba bi ma sëñ Ibra Mbacke Ndar. waaye nag di leen wax ni le conseil privé boobu bi ñu jëlee décision bi kenn mënu la wax détails yi nga xamante ne moom mooy décision bi ku dul Serigne Touba mi nga xamante ne moo ko fekkee. parce que tubaab yi dañu jël li nga xamante ne mooy information yi nga xam ne les minutes de l'audience dañ ko def li nga xamante ne mooy tëb secret ba léegi kenn du ko wane. waaye Serigne bi daal li ci wóor mooy bi mu duggee ci bureau Ndar bi def na fa ñaari rakk yoo xamante ni jàll na tubaab yi jël nañ ko comme un défi. waaye li ci gën a am importance mooy décider nañ ni sëñ Touba dañ koy yóbbu en exil. waaye aussi moo taxoon ñu ni leen nag il faut que ñu indi leen Mouté mi nga xamante ne moo jiite woon li nga xamante ne moom mooy conseil bi moom mi nga xamante ne intérimaire la ñu doon xaar gouverneur bi bees bi ñëw. Mouté xam ngeen ne mi ngi juddu le 6 octobre 1857 à Marseille. bu ñu xoolee ci Zahir moom Serigne Touba ñetti at la ko mage woon ci jamono jooju. waaye xam ngeen ni mi ngi décédé le 8 mai 1902 à fi nga xamante ne mooy Saint-Pierre à Martinique. lu tax mu décédé en Saint-Pierre à Martinique biñ ko fi yóbboo dañ ko defal promotion. mu doonoon gouverneur de rang 4 ñu yóbbu ko gouverneur de rang 3 bi mu jëlee décision mu jógewaat fi nga xamante ne mooy Dakar dem fi nga xamante ne mooy Martinique. waaye bi mu demee xam ngeen ni en 1902 dafa am tremblement de terre boo xamante ne moo am foofu à Saint-Pierre la ville de Saint-Pierre la montagne Pelée dafa lakk montagne Pelée bi ne ba mu lakkee 30 000 personnes ñoo ci dee maanaam dëkk bi ñëpp a dee amul kenn koo xamante ne rëcc na lu dul benn noir ñu ko doon a Cyprianos moom mi nga xamante ne dañ ko tooñoon tëj ko ci guddi gi moom rek moo rëcc ci dëkk bi banque yi église yi ñëpp a dee. donc nag léegi Louis Mité bi nga xamante ne moo attiwul Serigne Touba dafa demoon nag jóge Port-de-France ñëw nag di xool li nga xamante ni moom mooy incendie bi ak fee di ni mu demee bi mu demee xam ngeen ni fa la ko suuf si mëdd moom ak jabaram yóbbu ko ba léegi tubaab yi mënuñu laa wax ni fii mooy bàmmeelu Louis Mité bi atti woon Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. moom ci boppam bi sëriñ bi waajal pour ñibbi si waat au Sénégal en novembre 2002 fekk na Mouté déjà moom suuf si màbb na ko yóbbu na ko tremblement de terre bi yóbbu na ko mook jabaram ji. sunu mbokk yi lii mooy sunu chronique bi dafa am minute yoo xam mënuñu ko weesu waaye di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain ñu ubbi laal leen beneen paa ci wàccaayu li nga xamante ne rek mooy 18 safar jërë ngeen jëf nekk leen ci jàmm.